jàngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru marax yeeg ponk yi ci gën a fës ay infirmier ak i sage-femme d'État ñoom nag tey dox nañu ñaxtu doore ko ca place de l'Obélisque ba ci njëriñ dañ dénk wàllug wér-gu-yaram ñu ne nag la ñuy nas ci wàllug wér-gu-yaram bu sottee ñoom loolee du baax ca ñoom lu soxal wàllu examen nag ñu ne ku ko ca defati ñetti yoon ca nga yem moo waral seen upp naqar ñu àddu ci leneen muy nag bëccëg bi nga xamante ni moom la ñu jagleel soxna yi ci àdduna wërngal këpp fii nag ci Sénégal loole nag ñu jàpp ne lu am solo la tàmbale ko ca ministère de l'hydraulique CESTI ba ci université Assane Seck bu Ziguinchor ca Kolda yi tamit sargal nañu jigéen xeex bi nag mooy fexe ba gën a jox kon jigéen gëddëm waaye gunge leen ci seen i projet ñuy fàttaliku tamit juróom-ñaari fan ci weeru mars atub 1820 wala boog talaatay ndeer ak soxna yu jàmbaare yooyu tey jii ca hôpital militaire bu Wakaam daloo nañu rek li nga xamante ne nii moom mooy ab centre hémodialyse ngir nag taxaw ñi amee jàngoroy roño jëriñ ji dénk forces armées di Augustin Tine nee na nag daañu tabaxaat yeneen ñaar fukk ci centre yu mel noonu mu fekk si nag fukk ak ñett yi nga xamante ne am na ba noppi ci réew mi ndaw li toogal France fii ci Sénégal di Christophe Bigot moom nag ma ngay sàkku rek ak lëkkaloo gu ñoŋ ngir gën a mën a xeex nag wàllug terrorisme mu ne nag xamal nit ñi di leen yee lu am solo la ci xeex kon fipp yi muy rafetlu nag li nga xamante ne ni def na ko muy dooleel kaaraange gi ci fépp foo xamante ne ni doomi France ma nga fa fii ci Sénégal mbokk yi mooy ponk yi yaatal gi léegi léegi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu tàmbali ko ak infirmier ak sage-femme yi nga xamante ne tey dañoo xëyee doxub ñaxtu tàmbali ko ci place de l'Obélisque ba ci njëriñ dañu dénk nag wàllu ko wér-gu-yaram ñu ne nag la ñuy nas kon ci système bi bu ñu ko seetaanee bu baax ca ñoom ndax képp ko defate examen ñetti yoon boo ca jàllu nag ca ngay yem loolee bokk ci li leen naqari Fatou Bintou Konté fekkee woon na doxub ñaxtu ba. ay infirmier lañu ñenn ñi doon ay sage-femme ñu jóge ci école de formation yu bari fii ci Sénégal ñun étudiants yooyu nag tey nag dañu def ab marche pour xeex li nga xam ne moom la ñuy wax injustice bi nga xam ne jamono ji moom la ñuy dund. am na ñoo xam ne dañu def formation 3 ans ni 4 ans la formation c'est 3 ans boo ko réussirul tu reprends une 4e année am na fii ñoo xam ne def nañ ko 4 ans 5 ans d'accord léegi état bi dafa génne benn système boo xam ne boo defee 2 ans amoo tu es rayé du système c'est-à-dire que amatoo droit def examen alors ñi nga xam ne dañoo génn dañoo échoué ça veut dire que amatuñu dara lu ñu def dañuy tëdd seen kër yi dina la wala ñu dem jaayi. ñetti at gannaaw ba ñu defee formation ñoom sage-femme ak infirmier yooyu bu ñu deful ndànk li nga xam ne moom moo di système sanitaire bi lee dañ leen ci génne ba ñu set wicc. école bi boo génnee benn attestation de fréquentation lañ lay jox boo wane ne nekkoon nga fa que kii nga passé nga say module yëpp mais loolu ce n'est valable que 2 ans boo demee liggéey hôpital bi moo lay fay ay miettes mais état bi du la reconnaître. ba tax ni ñoom étudiants yooyu nag ñuy ñaax nguur gi ñu jàppale leen ñu defaat li nga xam ne moom moo di examen bi nii te xoolaat tamit seen situation yi ñu nekkee. dañu bëgg licence professionnelle buy wane ne on est capable de travailler dans les hôpitaux et on le fait ñu bëggoon nag vraiment ñu jàpp ci jox ñu ko wala ñu jox ñu beneen chance ñu defaat suñu examen waaw. ngir bañ nag li nga xam ne moom moo di rangu chômeur bi yokk loolu ñoom infirmier ak sage-femme yooyu nag tey dañu dox fi nga xam ne moom moo di place de l'Obélisque ba fee di ministère de la santé ngir wax ak ki nga xam ne moom moo di seen ministère de tutelle. hôpital militaire bu Wakam daloo na ab centre hémodialyse loole nag ngir gën a mën a taxaw ñi amee jàngoroy roño jëruñ ñi nga xamante ne nag moom la ñu dénk forces armées di Augustin Tine ma nga woon foofee la mu xamle nag mooy dana am yeneen i ñeent centre yeneen ñaar fukk sax centre yoo xamante ni daanu ko tabax ci réew mi yu mel noonu loole nag fekk ji nar a fekk ji kon fukk ak ñett yi nga xamante ne nii am na ba noppi koppar yi ñu tëralee boobee centre nag kon juróom benn téeméeri million la ñu teewlu ko moom Augustin Tine ci micro Alassane Ba. mbégte bu rëy bi ñu gën a am mooy ni am na professeur Niang tey def nañu exposé ci li nga xam ni mooy feebaru rein wax na aussi nan la ñuy aaree suñu bopp ci mbirum rein te loolu moo tax ma ni am naa yaakaar ni très bientôt dina ñëw defoon na sax benn émission démb mais dina defaat benn émission pour que sénégalais yi xam lan mooy feebaru rein sénégalais yi xam aussi nan la ñuy aaree seen rein loolu yaakaar naa aussi lu am solo donc damay gërëm
donc le ministère de la santé ci liggéey bi mu def gërëm aussi le chef d'état-major général des armées bi nga xam ni def na ci dooleem def na ci engagement am ba outil bii ñu am ko di gërëm ñëpp di xam ni aussi outil bii bu ñu ko defee maanaam gis-gisu président de la République ci plan Sénégal émergent dina am ñaari fukki centre yi ñu war a def biir Sénégal bii nag moom moo ci jëkk pare ci ñaari fukki yooyu nga xam ni dañ ko war a yokk ci fukk ak ñett yi nga xam ni am na déjà ci Sénégal pour faj mbirum rein en tout cas fexe ba def dialyse yi loolu yaakaar naa aussi lu am solo la unité bi nag pour soldats yi la pour militaires yi la mais aussi pour njaboot gi parce que Sénégal nañu armée nation kenn mënu koo xaajale ak donc dëkk bi maanaam population bi donc pour wax ni tey am nañu mbégte bu rëy. kii moom Abdoul Karim Gueye lay wuyoo moom nag transplantation la def maanaam dañu ko may roño donte sax defewuñ ko ci Sénégal xam naa ca biti réew lay war a doon moom moomee nag ma ngay sàkku rek ci kilifa yi ñu gën a taxaw ñi amee jàngoro roño ndax moomee ci atum 2012 la ko daloon jalis nag jot na ko def ci atum 2015 mu ne nag fanweeri junni mbaalu ko ëpp da nga ko ci def bu dee da ngay def jalis te loolee fukki fan ak juróom yu ne la ñu teewlu ko moom Abdoul Karim Gueye ci micro Alassane Ba. Professeur Abdou Niang moomu doon traité depuis 2012 la am feebar bi laa gis feebar bi si mat léegi nag ma doon traité di may traité ba 2015 ma nekk si stade dialyse si la ma nii que yaa ngi stade dialyse après si laa def dialyse après ñu yóbbu ma fële na la Tunisie bi ma yeggee Tunisie nag fay naa fa pratiquement xaalis bu dul jeex lu ma bëgg nag dama bëgg Sénégal mooy kii parti république yi ñu fas yéene def xaalis bu bëri ci wàllu transplanté yi parce que insuffisance bi bëri na fi maa ngi ñaan yàlla ñoom ñëpp incha allah ñu transplanté comme man alhamdulilah maa ngi sant yàlla bu baax a baax ma waxaale tamit wàllu médicament yi dafa cher trop parce que ñun ñu ngi koy jëndee bitim réew te foofu ça coûte très cher pratiquement ici au Sénégal ça coûte 180 000 le paquet 180 000 francs léegi nag ni jël pour na jël benn boîte 180 000 francs pour 15 jours tu vas dépenser 300 et quelques mille par mois gouvernement bi nag ñu jéem si xool pexe jéem nu wutal ay fonds social yu nu mën a récupérer suñu médicament traitement bi c'est à vie alhamdulilah may sant yàlla maa ngi def affaire sportif yëgatuma benn métti ma ngoog ñu àddu ci leneen muy marine nationale ak service bi nga xamante ni moom la ñu dégg wàllub napp bi ak fooglu gi ci géej gi teg na nag loxo lu toll ci fukk ak juróom-ñeent ci gaal juróomi moteur ñetti GPS loole nag gannaaw ab nemmeeku boo xamante ne def nañ ko diggante Joal ak Ngaparou ñoom nappkat yooyu nag ñu ne danoo rek amul woon li nga xamante ni moom mooy gilet de sauvetage waaye tamit seeni kon permis de pêche yeesaluñu ko ba alamaan sax fekk na leen ca dañ ci ànd ak Abdourahmane Diallo. ñu bokk ci marine nationale ak ñenn ñi nga xam ne ci service des pêches et de la surveillance la ñu ne ñu yegg seeni gaal di wër nappkat yi nga xam ne lépp lu jëm ci wàllum kaaraange ci biir géej gi duñ ko respecté. En termes de bilan, à midi nous avions inspecté au niveau du poste de contrôle de Joal 26 pirogues et avions arraisonné 11 embarcations. Mbour ba ñu demee dañoo saytu ñaari fukki gaal ak juróom ñu jot ci jàpp juróom-ñetti gaal yoo xam ne yii dañoo amuloon permis de pêche yeneen yi dañoo amuloon gilet te yeneen yi tam tafuñu seen plaque d'immatriculation. lu wuteeg gaal yi nga xam ni jot nañ koo teg loxo am na ci tamit ay matériels yi nga xam ni teg nañ ko loxo diggante Mbour ak Joal. nangu na juróomi moteur benn moteur bu 40 ak ñeenti moteur yu 15 chevaux nangu nañu tamit ñetti GPS yi ñu nangu ñoom ñëpp dañ leen a fekk biir géej benn gilet nekkul ci gaal gi
nappkat yi nga xam ne nag dañ leen teg loxo ñoom ak seeni matériel ay daan yu betti lañ leen di teg bu ñu sukkandikoo ci service des pêches ak bu surveillance. En général boo solulee sa gilet de sauvetage mën nañ la daan ba fukki junni mais boo renouvelé sa permis wala amuloo permis mu soo ko am kooku daan yi mën na dem ba 300 000. kilifa yi nga xam ne nag ñoom ñooy yor wàllum kaarange géej gi di yokk di ñaax ñi nga xam ne ñoom ñooy nappkat yi saa su ne bu météo waxee dara ñu bàyyi ci xel ba war ko mën a respecté. ndaw li toogal France fii ci Sénégal di Christophe Bigot mi ngi sàkku nag ab lëkkaloo gu ñoŋ ci wàllug kaaraange lépp nag ngir gën a mën a xeex kon fipp yi mu ne nag loolee faw yi tamit nit ñi ñu di leen jàngal di leen gindi bu baax a baax ci wàllu woowee leneen la mu rafetlu nag mooy kaaraange gi ñu dooleel ci fépp fu doomi France nekk fii ci Sénégal ñu teewlu ko moom Christophe Bigot ci micro Mamadou Ndiaye. Il faut que tous ensemble on se batte contre ces djihadistes. C'est un combat de longue durée, ça fait longtemps que xeex lii di terrorisme dafa nekk xeex boo xamante ne bu am solo la dafa nekk xeex boo xamante ni dañ leen war a bundu xatal fépp fi terroriste yi nekk teg ci tamit gën a ñaax askan wi xamal leen bu baax rek nan la ñii di terroriste yi di def rek ngir yàq deru islam. ñoom nag fu ñuy gën a defee seen i njombe rek mooy fi nga xamante ni nguur gi santiruñ ko bu baax ak fi nga xamante ni tamit dañu am jafe-jafe ngir développement boo seetlee ci dëkk yu bëri fi djihadisme am rek dafa nekk dëkk yoo xam ne dañuy ndóol. En termes de dispositifs sécuritaires, je dirais que ci wàllu dispositif sécuritaire maa ngi koy rafetlu ndaxte police ak gendarmerie ci seen i coobare bopp ñoom ñoo jël dogal gën a renforcer lii du sécurité bi te loolu nag dafa nekk loo xamante ni lu am solo la lépp lu ci war ñoom def nañ ko. kaddu yooyu nag mi ngi ko yëkkati tey jii ca ba ñuy sargal soxna ya foofu tamit ca ambassade bu France ci bis bi sax la ñuy des muy juróom-ñetti fan ci weeru mars. ñu jagleel ko nag soxna yi ci àdduna wërngal këpp ministère de l'hydraulique foofee nag sargal nañu tamit soxna ya waaye ñoom ab panel la ñu amal lépp rek ngir waxtaane kon jafe-jafe yi nga xamante ne nag soxna yi ñu ngi koy jànkonteel solo si nag mooy fexe ba doole leen ci seen dundu. Aminata Bari Sowa. soxna yi di liggéeyee ci ministère de l'hydraulique et des finances di màggal 8 mars bés bi ñu jagleel soxna yi ab panel lañ ci daal di amal ngir saytu waaye tamit waxtaan ci yan anam la ñu mën a gën a taxawu soxna yi nga xam ni dañoo nekk ci dëkk yu xaw a sori. dañu organiser benn panel genre eau et assainissement suñu ministère invité ci suñu partenaires yëpp ak structure femme structure yeeg direction yëpp tey ñu ngi daje fii. taxawaay boobu nag jaarale ko ci naka la ñuy def ba yemale soxla yi nga xam ni soxna yi dañ koy faral di am ak tamit soxla góor yi ci loi des finances yi ñuy faral di voter fële ci ministère des finances. depuis 2016 dañoo door di defar document boo xam ne dañuy wone question genre nañ lañ ko dugalee ci politique yi nan lañ ko dugalee ci programme yi ak projet yi état bi di financé. dañoo xalaat ne la prise en compte du genre c'est pour régler la prise en compte du genre liñ ci jógtee mooy yemale bëgg-bëgg góor ak jigéen ci document bi ci budget yi. taxawaay boobu nag mu ngi jëm ci naka la ñuy def ba jot ci ndox. mën na ni àll bi jigéen ñi ñoo daan sonn dew di wuti ay kilomètres di wuti ndox léegi loolu wàññeeku na bu bare lu baax parce que ay direction yu mel ne OFOR ay yu mel ne yeneen ni ay SONES ay yooyu ñoom ñoo ngi liggéey yu am solo ci biir àll bi daaw rek defar nañu presque 251 forages def naa ni yëpp sax war na yegg bu yeggul it li ci des barewul ñoo ngi def ay alimentation ndox aussi yu bare bërki démb rek président de la république teg na pose première pierre KM3 muy Kër Momar Sarr 3. 8 mars di bés bi ñuy jagleel soxna yi ñi nekk ci ministère de l'hydraulique et de l'assainissement da suñu ca ginnaaw panel bi waxtaanee ci te buñ ci génnee recommandation yi dañ ko jébbal nguur gi ngir mu jël ci matuwaay yi.
Aminata Mbaare Sow beneen ndaje mu ñu jagleel jigéen ñi ci CESTI la di daara jooje di tàggat taskatu xabaar yi ñu daal di sëgg ci léeg-léeg la ñuy wax ci jigéen bu ñu ne ëttu taskatu xabaar yi la ñuy gën di dégg nag mooy jigéen sàkk nañu ko jigéen mettital nañu ko te ñu xam ni kon am na leneen loo xamante ne xëy na bu ñu ko defee mën nañoo gën a yëkkati jigéen wax ca yeneen lu dul rek kon xeetu mettit yooyu Cheikh Tidiane Dione. jigéen ak média nees def ba mën a teggi yenn gis-gis yi ak yenn étiquette yuñ ciy taf loolu bokkoon ci waxtaan wi nga xam ne ñii di waa CESTI ñu ngi ko doon waxtaanee rawatina ñii di ndongo yi ak ñi leen di jàngal. dañ leen war a jox seen cër ba mu mat sëkk parce que dañu xool ni booy déglu rajo mbaa ngay seetaan télé mbaa sax ngay lire journal da ngay seetlu ni jigéen yi ñoom lu ñuy def ci dëkk bi gars yi duñ ko wane bu baax lu ñuy wane daal mooy jigéen boo xam ne amul doole. alors que xam nañ jigéen yi dañuy xeex tous les jours pour dundal seen njaboot dañuy xeex pour dëkk bi jóg dañuy xeex pour suqal économie donc mais loolu duñ ko gis moom leneen la ñuy won loo xam ne du rafetal nekk jigéen te loolu nag la ñuy xeex moo tax nag tey ñu organiser journée bi pour wone lépp lu jigéen di def ci société bi di jàppale borom këram di jàppale collègue am yi di jàppale sax dëkk bi dem kanam donc moo tax ñun ñu organiser journée tey bi. suñ sukkandikoo nag ci kàddu gi nga xam ne moom moo yor lépp lu jëm ci wàllum organisation ci bés bi moom dafa gis ne am na yenn ci ay support de communication de masse yoo xam ne ñoom ñu ngi def ab liggéey boo xam ne jot naa jaar yoon. parce que ñun fii CESTI dañuy jàngal xale jigéen ñi ak xale góor ñi pour ñoom bu ñu demee suba ci média yi ñu xam ne góor ak jigéen baax na góor ak jigéen ñoo yem que jigéen ñi góor ñi ni ñuy góorgóorloo jigéen ñi noonu la ñuy jigéen loo dégg nga pour affaire yi gën a mën a dem kanam yëpp taxaw. sànq tamit yaa ngi wax ne dafa mel ni góor ñi problème jigéen ñi ñoom la gën a yitteel. waaw loolu moom am na loolu moom problème la dama fa ne loolu si suñ nuñ ñu yaree aussi bokk na si parce que dañuy ne jigéen warul wax bu baax jigéen warul feeñ bu baax jigéen daf nii la war a mel jigéen nii la war a toogee nii la war a defee alors que ñu góor ñi ñooñu amuñu problème yooyu ñoom nu leen neex ñu def nu leen neex nekk nu leen neex ñu doxal loolu aussi day tax ni tey buñ ñëwee jigéen ñi ñoom duñu am noonu fit pour wax dégg nga boole fukki atu école bi te loolu nag bëri woon nay nit ñoo xam ne seen xam-xam dañoo màcc ñii nekkoon fii ñeneen ñi ci bàyyeekoo ci bitim réew te liñ doon waxtaane bokk na si du ni mel. ñu yegg bu daara ju kawe ja nekk nag ca Ziguinchor di Assane Seck daara joojee tamit soxna ña nga woon foofu ñoom it amal ab ndaje doon waxtaane nag ci ñaari ponk muy soxna yi nga xamante ne léeg-léeg bu ñu mucc nag dañuy ñàkk seen bakkan li ko waral poche de sang la ñu naan moo amul wala soxna boo xamante ne nii moom dafay ñàkk bakkanam gannaaw jàngoroy cancer bu ñu yeex a nemmiku ca ñoom loolee nag la ñu daal di bëgg mu dakk foofee ca université bi ñu amal fa ab ndaje ci teewaayu recteur ba ak ay kilifa yu bare ci diwaan ba dañ ci teewlu Madeleine Manga moo wax ci turu soxna yooyu ci micro Boubacar Diassi. dañ dem ci hôpitaux yi dañuy soxla deret actuellement fu mu nekk nii dañuy bu jigéen ñi di accoucher dañuy am hémorragie duñu am deret buñ leen di duñ leen di jox. ñun fu mu nekk nii suñ souhait mooy jàppale hôpitaux yi lépp lu ñuy def ñun suñu amical bi c'est dans le but humanitaire fu mu nekk nii moo tax ñu koy def ñu mën a am 500 poches de sang yi ñu mën a satisfaire hôpitaux région yi te ñu ngi promettre ñu ngi def ay consultation gratuite di wane palpation femmes yi di defee pour ñu xam détecter cancer dépistage kii bi sein bi ak yooyu ñu ngi leen di koy woon naka lañ koy defee ak kii. gannaaw juróom-ñetti fan ci weeru mars tamit dañoo war a rek bàyyi xelit juróom-ñaari fan ci weeru mars fii ci Sénégal du lu ñuy fàtte ndax ca la soxna ya daal di taaloon seen bopp ca Ndeer mi ngi nekkoon ci atub 1820 soxna yooyu nag bañoon ku leen noot def leen upp njaam mu jaral leen ñu daal di taal seen bopp ñàkk seen bakkan ñu jàppee leen nag ay soxna yu jàmbaare tey ji ñu des ca Ndeer ña ngay sàkku nag ci génération bi fu ne ñu daal di rek kon bàyyi xel ci ñooñee waaye tamit bàyyi xel li nga xamante ni am nañu ko ci wàllu caada ak cosaan dañ ci ànd ak Ousseynou Diop. juróom-ñaari fan ci weeru mars ci atum 1820 la jigéen ñi nekk ci dëkk bi di Ndeer taaloon seeni bopp doon wane seen njàmbaarte ci bërëb bi mbir yi amee woon askan wi del ci waat fa jigéen ñi jaar fa ñu jaaroon lii di wane njàmbaarte jigéen ñi nekk ci wàllu. Ndeer yaay woon ala yaa ngi àndandoo yaay ñun daf nuy delloo si dinu may fit ak di wane ngor gi suñu maam yi doon def pour bañ ñu def leen jaam. soxna si ñu ràññee ko lool ci dëkk bi di dellusiwaat ci taarixu bés bi. Seydaani ma Fatim Dieng tegg Ndey Baaba Jaw
moo génn des ca mbaar ka dugal jigéen ñi ñëpp ci biir néeg bi ñu këpp seeni lekkat di woy bay néeg bi tàkk ba jeex Seydaane ma Fatima wa Njaay tegg ndey Baaba Jaw weeru mars doon bis boo xamante ni jigéen ñi lañ cey delloo njukkal ñoom nag nee nañu dañu war a gën a takk seen lafu sër ràññee bu baax la ñuy def waaye ti am jom am fulla te bañ a di sàggane seen i bopp. jàllale di wax xale yi nañu gëm seen bopp ndax jigéen dafa war bëgg boppam xam boppam xamam mooy kan bëgg sa bopp fonk sa bopp gëm sa bopp fonk sa réew loolu la ñuy ñaax suñu mbokku jigéen yi di ko ñaax si ndaw ñi nañu xam seen bopp xam mooy kan ndax jigéen valeur la te jigéen mooy jur waliyu mooy jur imaam mooy jur ku nekk. Ndeer doon dëkk boo xamante ni war nañ ko soqali maire bi sax nee na dina gën a jàppale jigéen ñi ngir bërëb yile ñu mën ko defaraat. te nit bu dee fàttaliku démb rek daf koy jox jom kon li ma leen di ñaanal rek moo di lii ñuy jàpp nañu ko gën a dëgëral ñu ne lépp lu ñu si man commune bi lépp lu mu si man si wàllu accompagnement dana leen taxawu ba bis bi bu dellu see taar bu mu am mu gën a yokk. Ndeer nag am ay jafe-jafe jigéen ñi nekk ci gox bile di daan seeni doole xam leen ni nag dañ leen war a gën a jàppale ndax fiile la taarixu wàllu tàmbalee. Ousseynou Diop Habib Seck sant nañu leen gërëm leen yéen it ñoo ngi leen di sant di leen gërëm Chérif Dia mi ngi wàcc ngir faram-fàcce leen xibaar yi ci nasaraan lay doon jaa ngeen jëf.